nañu sant yàlla ñaan ko mu sax nañu coow nañu wax. cabinet interface di agence bi yëngu ci wàllu marketing ak communication moo leen di may seen émission pencum réew mi. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Rewmi FM 97.5 mbokk yi ni ñu ko baaxoo di ko ànd ak yéen seen émission pencum réew mi gaaw bu jot ñett jàpp ñeenti waxtu tey mbokk yi ñu ngi wéy di am ci mbégte bu baax dara ci professeur Pape Mamour Sy moom maître de conférence la nekk jàngalekat gëstukat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekk constitutionnaliste ñu fas yéene waxtaan ak moom lépp loo xam ne jëm na ci tolluwaayu réew mi kon professeur ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay daam di la nuyu di leen dalal jàmm di profité tam ci occasion bi ma jox pour nuyu say auditeurs et aussi di leen wax ni dinañ suivre seen rajo bi liggéeyam di ko rafetlu bu baax a baax te xam ni tam ay jeunes yoo xam ni am ngeen Pastef ci li ngeen di def te véritablement ak li ñu naan professionnalisme donc di leen ñaax rek ngeen continuer ci yoon boobu ngeen nekk. alors professeur ku ne gis na sa taxawaay ci li nga xam ne li moom mooy wàllu gëstu bi ak question yoo xam ne dafa laal wàllu yoon da nga ci joxe bu baax sa point de vue alors professeur Pape Mamour Sy xëy na ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu tuuti ci wàllu cosaan geek gën a xam gi. waaw man day pour présenter wu disons ci say auditeurs mun naa man maa ngi nekk jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru sama spécialité nekk droit constitutionnel te commencé naa fa jàngale ak depuis ay at nii. alors Pape Mamour Sy tamit xam naa ne dana am ñu ma ko laaj bi may présenté léegi boole waxuma ci Pastef parce que tamit ay jamono gisoon nañ ne ci biir Pastef nga bokkoon quand même parti Ousmane Sonko. waaw doon naa ci yëngatu même si depuis quelques mois dama xaw a téye sama tànk tuuti mais tam sujet boo xam ni bon bëgguma ci waxagum peut-être bu jotee ci sama jàngat peut-être dinaa ci mën a revenir parce que ba fu ma lay wax ak yow ni jëlaguma ci benn décision daal. waaye sa yëngu-yëngu daal da nga ko ajati. waaw dama ko ajandee. am lu la métti ci mbir mi doxalin bi wala la nga doon séntu nga ci gisul. bu ma sañaan daal pour l'instant comme foofu dara officiel lagul. ma bañ cee xuus noonu parce que tamit comme ni nga ko waxee. sama parti la man maa toog ba gis seen doxin mu doy ma commencé leen fréquenter te ay la yëwén tamit ay nit ñu baax. laa fa fekk ñu am Pastef ci lu ñuy def. kenn yóbbu la yaa yóbbu sa bopp. waaw kay kenn yóbbu man maa yóbbu suma bopp mais tamit xam nga ànd boo gis rek parfois dina am ay rëq-rëq yoo xam ni tamit ci moom nañ na dans la vie daal yoo xam ni peut-être kenn mënu koo bañ loolu rek moom moo dox pour l'instant. maanaam daal sàkku ñëw soppa doxalin. du question sax doxalin parce que quand même nit ki tamit ak looy dee nga wax dëgg doxalin ba ma fa gis tamit doxalin bu jaar yoon la te doxalin bu baax la en tout cas du problème lu ñu koy waxee daal problème de fond mais peut-être problème de forme daal. alors nangul nañ la ko xëy na du ñàkk ne bés booy jëmaat jëlaat beneen jéego yàlla danañu dimbale ñu fekkee ko waxtaanee ci ñu gën ko mën a yaatal alors tey jii moom constitutionnaliste nga alors tey jii réew mi yëngu na ndax barki Demba Ndiaye gis nga coow li ci daal di am lépp ci li nga xam ne moom mooy décision bi nga xam ne conseil constitutionnel daal dina ko yëkkati gannaaw lu jëm ci opposition bi ñoom itam seen recours di seen dingat yi nga xam ne ñu ngi ko doon dingat gannaaw loi ñeel mbirum parrainage bañ ko jàlle ci assemblée nationale dem doon yaakaar ne xëy na conseil constitutionnel dana ko daal di neenal mujj gi mu xam ne daal amul maqaama gi incompétence alors loolu lépp bi nga ko déggee d'abord li ko gën a sooxi donc mooy loi ñeel mbirum parrainage sa position. loi ñeewal mbirum parrainage naam bañ ko yëkkatee fii ci suñu réew am na ay jiixi jaaxa boo xam ni def na ko ci ñun parce que ñi ko yëkkati ñoom la ñu déglu pour xam lu tax ñoom ñu yëkkati te seen explication boo ko xoolee ba settantal ko dañuy jéem a wàññi li ñu naan nombre candidats yi nga xam ni mun nañoo ñaan réew mi fii ak élection présidentielle ñu def ba nga xam ni nombre boobu daal du jéggi dayo mais également ñu profité aussi mel ni kuy jéem a wàññi
nombre parti yi maanaam li ñuy wax ni rationalisation du nombre des partis politiques te bu ñu fiy fàttaliku en 2016 nguur gi wundoon na fi benn référendum qui tournait autour de 15 points te loolu ñu wax noonu daanaka dëxanoon nañ ko ci biir donc ñu ngi doon xaar donc ci biir référendum boobu li nga xam ne tey mëbët la ci ñoom te ñu koy wut ci li ñu naan parrainage bi ñu commencé woon ko ñu commencé woon ko foofu pour jéem koo faj. ñu boole woon ko ci point yi. très bien mais daal moo tax suñu xel après amoon na ay jeexi jaaxa bu ñu toogee ba heure bi ñu ne jël nañu loi parrainage tey pour jéem a wàññi nombre candidats yi nga xam ni ci élection présidentielle peut-être mun nañu jug pour laaj réew mi. mais professeur xëy na boobu dara xewtoon mais xëy na ñoom dañoo def ab jàngat ci élection législative yi xëy na jafe-jafe yi ci daal di am yëpp ŋàññi gi nga xam ne gi ñu ngi koy ŋàññi ci ñàkk a dox geeg benk ñenk yi ci daal di am xëy na. man en tout cas pour revenir toujours ci référendum boobu bu kenn fàtte ci réew mi que référendum bi en tout cas ñun ci suñu jàngat lu ko mëba doon dëgg du woon 15 points en fait yi nga xam ni nguur gi yëkkati na ko pour proposer ko peuple sénégalais bi dans le cadre de référendum parce que lu ko ni naan lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole président de la république dafa digoon peuple sénégalais bi ni mandaam bi dina ko du ko yóbbu ba juróom-ñaari at mais dina ko yemale ci juróomi at mu wax ko pendant lu ñu naan ñeenti at ba ñuy dugg ci juróomi at ba mu jékki-jékki yeewu benn bis daat ne daal day dem laaji conseil constitutionnel lan la xalaat ci mbir boobu ba mu ko laajee ba pare mu ñëw conseil constitutionnel jox ko avis mu soppali ko moom décision daat ne daal ay la yéwén li ko conseil constitutionnel wax léegi mënatul dem arrêté mandat bi 5 ans mais da ko yóbbu ba 7 ans. alors toll na woon kur ci yéen constitutionnalistes yi ndax da nga bokkoon kon ci ñeent fukk ak juróomi jàngalekat yi nga xam ne ay ci wàllu yoon yoo xam ne dañ doon dingat li ni mel. bokkoon naa si te joxe woon naa sama tour signé naa ko. te bu doon démb di tey tamit effectivement ma def li ma defoon parce que affaire bi lu ñu naqari la woon donc pour man président de la république loolu ñu naan dénigrement loolu la bëggoon a caché moo tax mu jël nag léegi lu mat 15 points daal di koy dëxëñ ci biir wal ko ci daal ne peuple sénégalais en fait man lii moo ma tax a jug mais bañ koy xool di ko xool 2 ans après référendum boobu tey mun nañ wax ne lu dul au conseil des collectivités locales maanaam jógewu ci te booy seet tram points yi nga xam ni proposé woon nañ ko tey mun nañ wax ni dafa am benn waroo parce que points yi ci bëri tey dafa jugoon pour suqali li ñu naan parti politique pour jox leen seen gëdd te tey ñu toog ba 2018 ñu ne léegi parti politique ay la yéwén mënatul dem élection tant que du dafa am 52 000 signatures te man loolu jaaxal ma trop nan la ñu mën a mettre sur un pied d'égalité li ñu naan parti politique ak candidat indépendant encore que bu ñuy lire constitution bi parti politique non seulement dañ ne ko mën ngaa effectivement liggéey pour jéem a ñaan réew mi mais parti politique existence am yamul rek ci loolu parti politique dafa war a participer à la formation li ñuy wax des élus mais également de l'électeur donc un parti politique ne peut exister que dans le cadre de la conquête de li ñuy wax le suffrage donc universel et donc man je pense que il est très dangereux loolu d'ailleurs mënuma ko comprendre ñu ne dañuy jéem a yemale un parti politique et disons un candidat indépendant encore que li ñu naan yemale tey daanaka sax dañ cee profité pour man rey li ñu naan candidat indépendant yi parce que quand même ñoom comme que ñu ngi leen doon laaj avant li ñu naan 10 000 signatures tey ñu war leen mën a laaj ba 52 000 signatures ak lu topp loolu mooy yéen dem leen toogi parce que bokkatu leen ci ñi nga xam ni dëgg-dëgg mun nañu laaj li ñu naan. alors da nga yaakaar ne professeur candidat wala candidature indépendante yi mënut a yem ak ñi nga xam ñoo nekk ci parti politique donc. loolu dëgg-dëgg bu dee ci ab état de droit dong la ñuy dox bu dee ci yoon dong la ñuy dox
bu dee ci dëgg rek la ñuy dox un parti politique mënut a bokkul ak un candidat indépendant parce que candidat indépendant mooy lan mooy nit koo xam ni dafa toog peut-être ba mbir yi des as diir ab ñaari at mu jug ne moom dafay laaj réew mi tandis que parti politique da ngaa exister te da ngaa dem déposer say këyit ñu daal di lay nongol maanaam reconnaissance te buñ la reconnaître tamit dafa am yoo xam ne dañ koo teg ci sa ndodd normalement nga war di ko doxal ñu lay mën di contrôler di xool ndax sa état financier mi ngi ñëw est-ce que yaa ngi tenir congrès et cetera donc un parti politique àdduna du yàgg mukk ba mu bokkal dignité donc un candidat indépendant waxuma nag candidat indépendant baaxul mbaa candidat indépendant amul solo mais en tout cas bu ñu koy comparer ak li ñu naan parti politique bu ñuy wax dëgg rek ñoom ñaar mënuñoo bokk donc dignité surtout du dignité boo xam ni dafa leen jëmale ci ñu laaj réew mi. alors mais professeur li am na ndax fi ñu toll nii moom la projet de loi bi jaar na assemblée nationale. alors fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril député yi wote nañu ko alors bu boobaa ndax yaakaaroon nañ njiitu réew mi fa mu waroon a jaar fa la jaaral projet bi. waaw du point de vue de la légalité tey mun nañ wax ni parrainage bi bokk na ci ordonnancement juridique bi. parce que comme ni nga ko rappelé tout à l'heure révision constitutionnelle bi jaar na assemblée nationale ñi nga xam ni bëggoon nañ. moom jaar ci commission yeeg yëpp. waaw procédure législative bi yëpp donc respecté na ko ba génn na fa c'est-à-dire adopté nañ ko ci majorité biñ ko waroon a adopté encore que sax mënuñu gëm ni li toll ni li ñuy wax révision constitutionnelle maanaam loi boo xam ne dafa am importance parce que da ngay andi ay coppite ci biir li ñu naan sunu charte réew ñëpp xam ne sunu charte réew tamit mooy texte bi nga xam ne moom moo ñu tënk ñun ñëpp ñu mën koo pëtam-pëti mais noonu daal di koy voter loolu ñu naan vote sans débat loolu tam véritablement ñun nga xam ne ay droit constitutionnel donc mooy suñu liggéey loolu moom rafetlu wuñ ko. mais lu tax ngeen tuddee ko vote sans débat parce que opposition bi yaakaar naa ñoom ñoo génn mujj a génn. enfin man de ni ma suivre mbir yi c'est parce que ñële dañoo jël décision ni dañuy def vote sans débat ñi nag ne bu dee noonu la nar a demee ñu bañ koo fekkee disons donc moo ñu gënal. et donc que quelque part même c'est vrai ñoom def nañ li ñu naan bataille législative bi ci teg ay questions préjudicielles ay motions préjudicielles tout ça pour yéexal donc nu ñuy wax adoption loi bi te loolu tam dañ koy gis daanaka ci parlement ci àdduna bi yépp mais nag en tout cas solos loi bi mënoon na may tey muy kujje gi muy ñi nga xam ne ñoo ne féete ci wàllum réew mi ñu toog ci ñu waxtaan ci débattre ci ku nekk ne man point yi laa ci gis ni baax na ci mbaa point yi laa ci gis ni bon na ci après ñu daal di au moins respecter ce que l'on appelle la procédure d'adoption de la révision constitutionnelle. lu tax professeur yi nga bokk ci ñi nga xam ne amuñu woon yaakaar ne donte ne opposition bi def na recours am mu dem ci conseil constitutionnel ngir laata njiiti réew mi xëy na di ko promulguer ñu daal di koy mujj neenal annulé ko lan moo tax nga bokk ci ñi yaakaaroon ne duñ ci am ndam. waaw loolu ba ko opposition yëkkatee même ñoom defe naa ne ñoom xamoon nañ ko te d'ailleurs ñoom sax bind nañ ko ci requête bi nga xam ni moom lañ déposé ci conseil constitutionnel. ci njiital maître Madické Niang. ci njiital maître Madické Niang parce que quand même bu ñuy lire li ñu naan jurisprudence du conseil constitutionnel sénégalais depuis ca njëlbéen ba c'est-à-dire bañ ko créé en 1992. du benn yoon daanaka boo xam ne gis nañ ni conseil constitutionnel jël na ci wàllam ne am na sañ-sañ léegi pour contrôler li ñu naan les normes constitutionnelles maanaam loi de révision de la constitution te am na ay décisions yu bëri yoo xam ni firndeel na ko ëpp nañ sax tey boo leen di compter lu plus de lu mat juróom-ñaari décision mbaa ba yegg ba ci fukki décision te loolu moo tax ba ñu gisee tey waa de kujje gi dem déposer ko ñu ne de toutes les chances sont réunies pour que conseil constitutionnel jaar fi mu doon jaar wax li mu doon wax daal di donc rejeter effectivement requêtam parce que bu ñu koy xool ba ci biir
bu ñu koy xool ba ci biir conseil constitutionnel dafa am loi maanaam constitution bi mbaa li ñu naan loi organique moom moo tënk ay sañ-sañam moom moo ko wax ni yow kat lii mooy sa liggéey lii mooy sa liggéey lii mooy sa liggéey lii mooy sa liggéey disons ba muy juróomi tomb bu weesoo loolu maanaam yow sa liggéey fii la yam. maanaam conseil constitutionnel donc ne bànqaas bu koy la mais dafa am foo xam ne fii fa la ko charte réew mi teg. fa la ko charte réew mi teg. fa la koy yemale. fa la ko yemale te bu ñuy xool ci fi mu ko yemale noonu contrôle révision constitutionnelle yi daanaka bokk ci mais tam bu mbir mi wax ji mënut a jeexe foofu parce que liñ naan juridiction constitutionnelle. même buñ la tënkee ne la yow fii nga yemale en tout cas mënoo def sa liggéey mukk tant que defoo loolu ñu naan interprétation maanaam buñ leen la andilee ab texte il faut nga jàngat ko travail d'interprétation boobu kenn amul sañ-sañ ne yow juge constitutionnel yow loolu munoo ko def te ci travail interprétation boobu dafa mel ni juge yi ñoom juge constitutionnel sénégalais ñoom ci seen bopp ñoom tamit non seulement texte bi tënk na la mais ñoom itam dañoo d'accord ci tënk seen bopp ne ñoom duñu sax jéem a am sañ-sañ boobu pour contrôler li ñu naan opération de révision des constitutions ba nga xam ne ñun ci suñu jàngat sax dañuy wax frilosité maanaam dafa mel ni dafa ànd ak yababa bi ci liggéey bi nga xam ne daal dañ ko jox moo tax te loolu buñ ko gisee daf ñuy toujours di ñu ramener li nga xam ne xawoon na ci référendum bi en 2016 bu ñu leen di wax ni en fait que 15 points yi leen proposé yëpp dafa mel ni ay foykaay ak ay caaxaan parce que en 2016 dañ ni pour la justice constitutionnelle maanaam conseil constitutionnel bi léegi dañuy yokk nombre juges yi nga xam ne nekkoon nañ juróom ñu yóbbu ko léegi juróom-ñaar que ñaar ñi tamit dañuy may le président de l'Assemblée mu proposer jox président de la République ñu ne loolu daal loolu taxu ñuy wax réforme te véritablement dafa mel ni daal nga jël poudre farine sànni ko ci bëtu nit ñi que tey en tout cas mun na wax ni ba ñëwee ba 2018 fay jox nañ ñu raison que dara booloo jeex changé wul ci en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. alors mooy indépendance am dafa des conseil constitutionnel ak ñaar yi ñu ci dolli tamit amul benn sopparñi. amul benn sopparñi. justice constitutionnelle ma nga woon fa woon rek tey Sénégal booy comparer seen justice constitutionnelle par rapport ay dëkk yi nga xam ni ci wàllum démocratie ay la yëwén ñoom nekkuñu suñu kanam muy dëkk boo xam ni comme Bénin dëkk boo xam comme Mali dëkk boo xam ni comme Tchad tey ñooñu seeni juridiction constitutionnelle am na ay jéego yoo xam ne mi ngi koy dox ci wàllum contrôle des opérations de révision des constitutions par exemple dans un pays tel que le Bénin am na benn jamono boo xam ni député yi dañoo jëloon seen mandat ñoddi ko ne dinañ ci yokk maanaam ab diir boo xam ni dañuy toog mais ba ñu yóbbee mbir mi ci cour constitutionnelle ba daf ni leen loolu mënu leen ko te seen mandat mun leen ci yokk sax ne serait-ce que benn fan te man cour constitutionnelle du ma ko d'accord tey du ma ko d'accord kii daal di leen sanctionné. barki démb rek li xew tam Madagascar mi ngi fii pour wan ñu ni en fait li am Sénégal du loo xam ni moom moo normal loolu mënuñu ko rafetlu mënuñu see d'accord. parce que dafa wan ni ñun en tant que tel mun nañ wax ni sax amaguñu dëgg-dëgg li ñu naan juridiction constitutionnelle parce que boo gisee tamit ci àdduna bi loolu ñu ko doon créer à un moment donné c'est pour que ci moment yu mel nii bu nga xam ni véritablement nit ñi soxla nañ ñun ñëpp ñu jublu ci fi mbaxane nekkee benn pour nga xam ni moom bu waxee rek ñëpp xam ni kat ni dëgg jib na ñëpp d'accord ci loolu la ñuy kii doyee justice constitutionnelle mais également bu ñu xoolee suñu institution yi tey nu muy doxee ñu lire suñu constitution bi xool sañ-sañ maanaam pouvoir yi nga xam ne jox nañ ko président de la république à côté des pouvoirs yi nga xam ne jox nañ ko li ñu naan suñu assemblée nationale ñu xool suñu configuration générale li ñu naan suñu pouvoir judiciaire tey mun nañ gis ni président de la république daanaka ay sañ-sañam ay pouvoiram ay attribution am
dafa jéggi dayo par rapport ay pouvoiru assemblée nationale mbaa sañ-sañu assemblée nationale ou bien pouvoiru suñu cours et tribunaux yi ou bien seen sañ-sañ lu ma la bëgg a wax foofu mooy que maanaam buñ ko xoolee ba ci biir contre pouvoir koo xam ne mun na jug kat ne président de la république ñun ànd ñoo ak yow ci lii nga jël mbaa am koo xam ne mun naa jug ne ñun député yi kat ànd ñoo ak yow ci lii nga jëm maanaam loolu tey moom moo manqué ci sunu institution. alors moo tax xëy na kon opposition bi tamit donte ne xëy na conseil constitutionnel neelal na li nga xam ne moom mooy seen recours yu ñu bëggoon mais li ñu sàkku bokk na ci ñu daay taxawal ab cour constitutionnel ba boobaa tamit ñi nga xam ne ñuy déglu xëy na ñoom déglu conseil constitutionnel ñu ne mbir ma doxul foofa nañu fexe na taxawal beneen cour constitutionnel bu boobaa lan moo koy wutale ci doxalin. li koy wutale ci doxalin mooy d'abord ci sañ-sañ yi ñu koy may maanaam pouvoir. bu boobaa dootuñu lim xam nga tey yow boo ñëwee rek ma limal la ne la mën ngaa toog ci chaise bi ci chaise bi ci chaise bi mais chaise yi si des yëpp bu fa sa tànk jege bu boobaa dina am foo xam ni limité naa la fa tandis que nag bu ñu tegoon ab cour constitutionnel ne ko yow de sa sañ-sañ lépp li nga xam ni tey fell na ci constitution bi may nañ la nga mën koo nuñ ko waxati régler nga mën cee addu daal di andi saafara boobu kenn tënkatu ko mais également problème bi du foofu rek parce que tam bu ñu xoolee tey juge yi nga xam ni ñoom ñooy liggéeyee foofu ca conseil constitutionnel ba dañ ni daanaka président de la république rek moo am sañ-sañ moom moo leen di nommé ñoom ñëpp te loolu tamit li ñu xool ci àdduna bi ñu koy def loolu tam booy seet du participer ci taxawal indépendance li ñuy mën ne conseil constitutionnel. Donc non seulement li ñu naan ci seen compétence yi il faut ñu andi ci coppite mais également ci li ñu naan ñi nga xam ni ay autorités yi leen mën a nommer. loolu tam il faut ñu diversifier ko maanaam il faut ñu xool ay autorités diverses ñu mën a leen jox sañ-sañ boobu ne leen yéen tam mun ngeen participer ci nomination des juges constitutionnels mais également ci beneen charte kii ci beneen wàll bi tam ñu ne tamit mode kii ñi nga xam ne ñoo mën a saisir juridiction constitutionnelle tey booy seet globalement dafa mel ni autorité politique kese ñoom ñoo am possibilité saisir juridiction constitutionnelle bi te pourtant ay dëkk ko yëmale liimal léegi presque ay citoyens ay organisation de la société civile jox nañ leen sañ-sañ boobu ba nga xam ni tey véritablement justice constitutionnelle képp ku nga xam ni am na loolu la naqari tey mun ngaa jug dem na ko mankat lii moo ma naqari mu daal di ci andi saafara mbaa mu ñàkk see bën andi saafara. alors mais ñoom kay xëy na amuñu saafara fii mais bëgg nañu ko daal di jéggil frontière dem biti réew xëy na xeex ko ci yeneen bérébu yoon yi ndax yaakaar nga ne ba tey it foofu wan yoon la ñu war a jaar ndax yaakaar nga ne ndam ba tey mën na ci amat. foofu ndam disons mun na fa am parce que quand même Sénégal du ab dëkk boo xam ni dafa nekk moom kekk nii rek ci àdduna bi dafa bokk ak ay yeneen réew lu ñu naan ay convention ci ay traité daal di leen signé bu dee nag xool nañ ci foofu nu jëm noonu ci yi nga xam ni Sénégal convention yoo xam ni signé na ko ay traité yoo xam ni bokk na ci te ñu xool ci biir clause traité yooyu ci biir clause convention yi ni kat véritablement décision bi peut-être violé na telle ou telle disposition traité yooyu mun nañ ci effectivement daal di ci teg ay daan réew mu mel ni Sénégal. alors lu ci mel ni CEDEAO Union africaine wala. booy seet même kuréel bi la donc kuréel bi ñi nga xam ni tey Union africaine moom moo leen boot te donc ñu yëngatu ci biir comme lu mel ni CEDEAO. alors mais oui. oui ndax lii posé waat li nga xam ne mooy indépendance de la justice rek parce que ñu bëri rawat na ñi nga xam ne sax ñoom ñooy kuréel gi ëmb magistrat yi doon nañ ko ñaawlu ŋàññi nañ ko séparation des pouvoirs yéen itam chaque fois ngeen ci addu loolu jafe-jafe la ba tey donc. waaw moom mooy day ñëwaat rek ci li ma la wax léegi tey bu ñu koy xool dëgg tey Sénégal dafa mel ni am nañ un problème institution. Parce que depuis les indépendances ba tey en 2018
ñi ngi toujours di wax ay problèmes yoo xam ne est-ce que am nañ indépendance de la justice, est-ce que président de la République dafa war a continuer di nekk chef de parti, est-ce que suñu assemblée nationale véritablement mi ngi jouer rôle am. te tey defe naa la question d'ailleurs ne se pose plus parce que dem nañ ba nga xam ne magistrat yi seen bopp ñoom ci seen bopp ñoom ñoo toog daal di ne kat dëgg-dëgg suñu indépendance bi am na foo xam ne dafay sooxe et que donc bu ñu sañoon tey par exemple le président de la République dootul nekk chef du conseil supérieur de la magistrature, que donc le ministre de la justice cesse d'être membre de ce même conseil supérieur de la magistrature. Donc de façon générale tey bu ñuy xool suñu institution yi maanaam dañuy gis bopp bi dafa rëy fenn muy pouvoir yi nga xam ne jox nañ ko président de la République, mais bopp bu ni mu rëyee noonu amul yaram bu nga xam mun na koo téye maanaam ci yeneen bànqaas yoo xam ni comme assemblée nationale mu jouer rôle am pleinement, mais également et surtout liñ naan tey suñu justice jouer rôle pleinement. Parce que quand même dëkk lépp mun naa sooxe lépp mun naa feebar sauf liñ naan tey justice ak yoon. Loolu moom dëkk bu gis mu daal di nangi faaw daal di dugg ci ay difficultés yoo xam ni pour ñu génnaat ci day metti, loolu justice bu sooxe moo koy andi. moo tax daal véritablement man de bu ma amoon tey benn réforme boo xam ne rek te doon nañ ko wax tam ci jamonoy référendum ba, parce que ba ñu liiree ba liiraat ba xam ni ba gis ni kat daanaka réforme yi yëpp laalul ci loo xam ne day dëgëral suñu justice, ñu ne référendum bi daal ay la yéwén gisuñu njëriñam noonu, parce que on a beau dire bu ñu tegaatee ay diir bu ñu tegaatee ay weer bu ñu tegaatee ay at maanaam problème yi dinañ ñu daal di dabaat te dinañ xam ni kat ñun daanaka li ñu fi doon woowee référendum def ci ay milliards et milliards et milliards jëriñul dara. alors réforme lu bëree bëri mais rawatina réforme ci justice bi. réforme surtout ci justice bi. justice bi daal bis bu ñu ci defoon réforme yi ci war. ci mel ni yan par exemple. yi ci mel ni comme par exemple benn juge des libertés, et d'ailleurs bu ñuy lire conclusion des assises nationales nga xam ne boobu daal di koy lawal tamit ba ci proposition yi nga xam ni waa CNRI ñoom defoon nañ ko, loolu insisté woon nañ ci fondamentalement, mais également insisté woon nañ sur le fait que également dëkk bi lu toll ni Sénégal tey waroon nañoo am cour constitutionnelle digne de ce nom, maanaam qui sera compétente en matière de contrôle de constitutionnalité de façon générale, mais également ñi nga xam ni ñi leen di tànn dootul nekk président de la République rek ak ay ñoñam, mais tey ñu mel ni lu mel ni université, lu mel ni ordre des avocats et cetera ñooñu tam ñu may leen sañ-sañ ñu mën a ni participer donc ci tànneef boobu. defe naa ne daal foofu moom buñ fa juboon tey peut-être Sénégal am na ay problèmes yu bëri yoo xam ne tey doon nañ ko mën a dépenser. mais kay barki démb Ndiaye wala démb sax ci àjjuma ji maa ngi gis Assane Samb moom itam di bind daanaka constitutionnaliste yi moom daanaka léeg-léeg dañuy waroo lool ci lu jëm ci li nga xam ne moom mooy xew-xew ci wàllu yoon ci réew mi. xaw ma ndax kenn ku ne ak na nga ko jàngatee mbirum interprétation la wala yoon moom moo bëri yoon. loolu dëgg la mais xam nga ci njàngaleem droit dafa am liñ naan doctrine bi nag mënut a bokk, maanaam yéen ni ngeen interpréter texte yi mun na wute, mais nag nañ ko waxte dee droit dafa amul ak frontière liñ naan monde politique, mais également droit dafa amul ak frontière liñ naan intérêt nit ki en tant que nit, parce que parfois nit ki day jël li ñu naan ses intérêts politiques, jël ses intérêts idéologiques bëgg ko lëmës disons ci biir droit bi daal di jéem a waxloo droit bi li nga xam ni donc waxu ko. loolu nag mooy andi la plupart ay waroo ci biir, parce que quand même on a beau dire parfois li ñu naan la vérité juridique ñëpp dinañ xam fan la féete te tamit benn dong lay nekk, maanaam même comme niñ ko xamee ci de façon générale dëgg bi benn dong lay mën a nekk, même si façon bi ñu koy waxee peut-être mun na différer, mais parfois tamit il faut qu'on se le dise, entre la frontière entre le droit et la politique parfois dañuy dem ba jaxase mbir yi. pouvoir exécutif bi am doole seen kaw. loolu tey moom mooy suñu problème numéro 1.
pouvoir exécutif bi maanaam dooleem dafa jéggi dayo te pouvoir exécutif bi kan moo ko incarné un président de la République. Un président de la République certes peut être élu au suffrage universel. Un président de la République fort de sa légitimité effectivement mun nañ ko jox ay sañ-sañ maanaam ay pouvoir yu doy mais tam ak lu président de la République ak koo mënta nekk tam soxla nga ay liñ naan ay contre pouvoir ñoo xam ni kat parfois dina ne ñun kat président lii yaakaar nañ ni fi nga teg sa loxo du noonu. ba professeur moom xam naa léeg-léeg moom yéen a ngi réeral askan wi bu baax a baax xam naa daal comme ni nga ko waxee rek bi ñu door rek léegi wax naa leen position bi nga xam ne amoon ngeen ko daanaka lu toll ci ñiin fukk ak juróom ci ay jàngalekat yoo xam ne kenn du naatable wax dëgg yàlla seen taxawaay ci xarañ ci wàllu yoon kenn ci seen naataango professeur Ismaïla Madior laata muy nekk ministre de la justice ci yéen la nekkoon ci daara ji ngeen nekkoon yéen ñëpp alors tey jii ngeen waroo ci avis décision yeneen ponk tit bu ñëwaatee ngeen réeral askan wi boobaa xam naa ne dañuy wax ne nañ leen wàcc seen biir rek yéen la. avec décision daal même boo demoon tey si suñu faculté ba avec décision daanaka kenn waroo ci te loolu tamit boo toogee nit ki nga expliquer ko ndànk dina xam ne lii kat ay la yëwén amul luñ ci mën a waroo parce que mënuma la ñëw laaj la ni loo xalaat man kat ci lii ma def tey la loo ci xalaat bokkul ak nag ma ne la jëlal dogal maanaam décision jëlal dogal ci lii ma xalaat nga xam ne di nga ko mën a ne ma dëggal naa ko mbaakaar xotti ko loolu dëggalu ma ko xam nga yow boo ma joxee sa xalaat ci benn mbir mun naa ko doyloo doxal ko comme mun naa ko bañ a doyloo tamit bañ ko doxal loolu donc moom mooy avis encore ni ma la ko waxee rek buñ koy xool ba ci biir foofu maanaam ay liñ naan ay intérêt politique dafa ñëw bëgg nag songu clairvoyance juridique bi ba bëgg koy néewal doole te effectivement loolu dafa dem ba jox andi jiixi jaaxa ci biir askan bi ba ñu dem naan constitutionnaliste ci Sénégal mbaa ci àdduna bi déggoowuñ ci dara ku saa yu benn mbir juddoo ñii dañuy jaar fii ñii jaar fii mais mani tamit nañu def attention ci loolu que au-delà donc des divergences juridiques la plupart nag mbir yooyu li koy lal tamit moom mooy liñ naan ay divergences tamit politique. d'accord mbokk yi may fàttali yéen a ngi ci Rewmi FM seen émission pencum réew mi ñaan ceeg professeur Pape Mamour Sy di constitutionnaliste enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru maître de conférence alors gannaaw loolu tamit tey lu jëm ci xay mooy wàllu yore na réew mi gouvernance am lu jar a def ab taxaw sell nan lañ ko mën a ñagee ba lépp loo xam ne jëm na ci institution yi comme li ñu waxoon rek ñu gën ko dooleel gouvernance su réew mi rawatina njiitu réew mi ak i àndandoom. foofu il faut en tout cas ñu wax ni am na lu bëri daal loo xam ne tey peut-être mun nañ ko diingat te parce que tamit mooy li ñu doon wax ci première partie bi rek dafa ñëw ba feeñ bu baax sax ci maanaam ni ñu yaree réew mi mooy li ñuy woowee tey gouvernance su réew mi parce que la plupart du temps comme tey bu ñu jëlee exemple rek ni ñu gérer suñu ressources pétrolières yi tey nga jël sa sañ-sañ dem signer ay contrats yu bëri ak ay kuréel ba toog ba ñu tey nga ni peut-être naa woowaat nit ñi pour ñu wax ma seen xalaat ci nan la ñuy gérer ressources yooyu ma ni foofu am na lu fay sooxe. parce que ressources yoo xam ni ñëpp a ko moom buñ nee ñëpp a ko moom nag dañ ne non seulement génération actuelle yi am nañ ci liñ ci moom mais ñi nga xam ne tam sax ñëwaguñu ci muy génération future yi ñoom tamit am nañ ci wàll. donc pour man c'était l'occasion bi nga xam ni tey ñëpp ñi nga xam ne am nañ ci xalaat waxuma sax am nañ ci expertise ab xalaat kese waroon nañu mën a toog ne man kat nii laa gisee ñii ne nii laa gisee ñu jéem a seggi lépp daal di xool li nga xam ne tey moom mooy jëmale Sénégal ci kanam. nekk loolu yàqagul professeur parce que woote na concertation nationale comme ni nga ko junjee léegi sa biir kàddu. woote na concertation nationale mais est-ce que pour man day. concertation nationale boobu tey buñ ko woon sa njëlbéen ga maanaam avant ñuy signer ay contrat diw
pour man foofu la waxtaan bi tey gënoon a neexe, foofu la waxtaan bi gënoon a amee njëriñ, foofu la waxtaan bi gënoon a rafete. waaw alors mais en tout cas jamono ji da nga yaakaar ne même bu waxtaan amoon tamit du am beneen soppar ñi ci contrat yoo xam ni xaatim nañ ko pare yaakaaroon na xaatim yi des na ba tey contrat yi. mais en tout cas comme ni koy tubaab di waxee rek tamit mieux vaut tard que jamais. mieux vaut tard que jamais et que donc même bu dee ni tamit gis nañ ni yéexatee am na ci. tey tamit mun nañ dem toog effectivement wax ni ko kat ñun nii ak nii ak nii la ñu gisee mbirum gestion pétrole bi ak gaz bi ci réew mi et que donc buñ ci andi woon coppati yi mbaa coppati yi peut-être moom mooy gën peut-être ci Sénégal. en tout cas bër tey réeru moom juboo amu ci wàllu contrat yi ay premier ministre am yoon Abdoul Mbaye Sonko ñoom ñu bëri Thierno Alassane Sall ñoom ñëpp ba tey ñu ngi déngat ñàkk a leer ci doxalin wi bu fekkee ne ñoom sax jàpp nañ ne mbir yëpp dafa leer en tout cas ba tey nii ak réeru bi nga xam ne moo ci daal di am ndax liñ doon bañ ne nañu fexe vraiment ba pétrole gaz bi finn yi mu indi ci yeneen réew bu mu ko indi fii ci réew bu Sénégal bu muy ñan ca yoon wa de ñaan ko yàlla nag. loolu moom vraiment buñ ko ñaan yàlla parce que quand même ci voyage yi ñu yàlla may ñu def ko rek ci yenn réew yi surtout ci yenn réewu arab yi nga xam ni mbir mi dafa ball mais tamit nga xool ni véritablement ñoom gérer nañ ko niñ ko war a gérer ak ngëneel yëm fa jur véritablement doo mën a comprendre daal yow sa réew war a mën a am pétrole war a mën a am gaz te tamit nga ne la nga gis ca dëkk yooyu véritablement gisoo ko sa dëkk man mais parfois même on se pose la question pour man la question même devient évidente que maanaam man tey buñ doon jox nañ ma sañ-sañ ne ma yow kat yaay gérer pétrole yaay gérer gaz bi xanaa de loo xam ni peut-être dafa relever sama incompétence maanaam sama tële mbaa dama ko matal mais en tout cas buñ ne gestion avec patriotisme maanaam bëggal lu baax sa réew lépp li nga xam ni sa intérêt réew la nga teg ci sa bakkan loolu moom je pense que tey waruñu see war a mën a am benn doute loolu moom waruñu see mën a am benn doute parce que comme ni nga ko waxee léegi bu dee raté nañ gestion pétrole bi gaz bi non seulement duñu ci am ngëneel yi ñu ca doon séentu mais mbir mi sax mun naa dem ba retourné wu ci ñun daal dañuy andi ay musiba yoo xam ni pour nga génn ci encore doo xam tey foo koy jooyee. alors oui ñàkk moomeelu askan wi tamit rek gis nga kër yi tamit yëkkati woon nañ ko fan yi ñu daal di génn démb sax ci ajuma ji gis nga lu ci mel ni Karim Wade Bibo Bourgi ñu bëree bëri ci ñoom ba tey tamit parquet spécial bi mi ngi sàkku xëy na ñu daal leen teg yoxo ak amande yu bëree bëri ay ndàmpaay alors ndax tey ba yaakaar nga ne am na institution yoo xam ni vraiment dana mën a aar alalu askan wi ba kenn du ko jalgati. bon ay la yéwén bu ñuy waxante dëgg parce que yow tudd nga fi léegi mbirum CREI yi man de véritablement sama position bi ma amoon ca njëlbeen moom laa am ba léegi que vraiment bu ñuy ñëpp d'accord nañ que Sénégal c'est un pays pauvre ñëpp d'accord nañ ni képp ku nga xam ni andi nga ay njuuj njaaj ci alalu réew mi tey yoon war naa mën a tegu sa kaw mais tam nañ ko def ci respect de ce que l'on appelle le fonctionnement normal de nos institutions et man je pense que rendez-vous bi dañ ko raté bi nga xam ni dañoo dem jëli lu ñu naan une juridiction spéciale juridiction boo xam ni ku ko dégg rek di nga ko am loo xam ni di nga ko dingat parce que di nga ni juridiction bi kat dafay procéder au renversement charge preuve et que tam du jox nit ki nga xam ne dañ koy topp du ko reconnaître yelleefam mu mën a défendre ay droits ba nga xam ni demee suba bu dee teg nañ dara ci loosam ñëpp ne gongo loolu la moo ko def ba nga xam ne tey bu ñu nee juridiction spéciale rek dañuy penser à ni ñuy waxee juridiction politique dañ naan donc juridiction boo xam ne daf fi nekkal régime bi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk en place et que donc mun nañ wax ni ñu commencé nag di wax ay procès politique la du procès politique et en tout cas mbir mi niñ ko doxale ba tey
jox na raison quelque part ñi nga xam ne dañ doon wax sa njëlbéen ga c'est un procès politique parce que effectivement le juge Alioune Ndao ba mu génnee ba liiral ñi nga xam ne ñëpp CREI yi boo waroon na leen topp tey defe naa bu ñu defee bilan bi gis nañ ni kat maanaam ëppul ñett ba ñeenti nit yoo xam ne rek lañ ci jotawoo ñi si des ñëpp tey daanaka fàtte nañ leen dans la nature. alors mais ñoom xëy nañu bu ñu jàppee ne CREI moom ba tey mi ngi dund kenn faasee gu ko donc ne sax maa ngi fàttalu yenn ci waxtaan wi mees na dal naa ci maître Doudou Ndoye mi jàpp ne moom xam ne CREI moom ci boppam moo ko faasee amatul mais bu boobaa ba tey comme dindi nañ ko dindiwuñ ko moom ba tey mën na des ci xelu askan wi. mun na des ci xelu askan bi mais tam comme ni nga ko waxee ba régime libéral bi ñëwee dëgg c'est vrai que ñoom andiwuñ ko fi woon mais bàyyi nañ ko fi mu continuer di nekk une réalité dans l'ordonnancement juridique bi nga xam ne tamit beneen alternance ñëw na ñoom ñu daal di koy yëkkati daal di koy jox ay dossiers jébbal ko ay dossiers mu commencé donc di liggéey mais daal véritablement bu ñu xoolee tey énergie bi nga xam ne def nañ ko ci mbirum topp ñi nga xam ni dañoo yaakaar ni dañoo luubal te ak résultat yi nga xam ne tey véritablement am nañ ci tey da ngay gis ni véritablement di nga gis ni que mbiri daal amul luñ ci bàkku que Sénégal daal gañewu ci li nga xam ne tey waroon na ko cee mën a gañe et que yaakaaruma tamit que jël na ay décisions yoo xam ne servir na exemple tey ñi nga xam ne ñoo yore suñu alalu réew mi di ko gérer ba nga xam ni kat dinañ am ni lu ñuy ragal ni ëllëgkat man bu ma defee njuuj njaaj lii di mën na ma ci alors fekk. état de droit bi mu doon wootee gouvernance sobre et vertueuse loolu lépp da nga jàpp ne ay baat la rek yoo xam ne xëy na da koy bàkkoo. waaw loolu de sama kéemtulaay sama àqu yàlla laay wax que Sénégal tey bu dee ab déception rek am na ci gestion Macky Sall tey ci kàddu yooyu tey mun nañ ko wax ni bokkoon na si nga xam ne daal véritablement taxoon na peut-être ñu naw ko en disant que waaw président boo xam ni mi ngi juddu après indépendance yi te bu la waxee ni kat dinañ andi ay coppite tey ci mbirum saytu liñ naan alalu réew mi loolu mun nañ ko gëm que donc alalu réew mi dina dellu ci réew mi que donc patrie bi maanaam liñ naan askan wi tey moom la ñuy jox priorité loolu yëpp tey bu ñu seet ni ñuy encourager transhumance bu ñuy seet aussi nomination yi ni ñu ko defee ci réew mi bu ñuy seet gestion bi en tout cas juróomi at yi ñuy wees yëpp daal tey mun nañ wax ni suñu yaakaar dafa yàqeeku. xëy na transhumance moom xëy na kenn koy nanga ko kii mais xëy na ku seet ku ñu jàpp ne état bi topp la moom mën na laa jël wala. waaw mun na laa jël parce que sénégalais mais tam ak jëlin wa ak li wundu jël bi parce que tamit dafa mel ni daal quelque part dañuy dem ba dafa mel ñu naan sénégalais bi maanaam gëmul dara daal ku nekk rek da ngay jug yeewu dem di ñafe pour yow sa intérêt personnel mais maanaam li ñu naan la notion intérêt général tey kenn jëlu ko pour nekkat man dinaa def tout ba intérêt général jéem a primer disons sur nos intérêts individuels et sur nos intérêts donc égoïstes. mais professeur fekkee yoon topp la ah c'est pas parce que da nga nekk opposition waroo fekki pouvoir wala waroo nekk pouvoir rek xëy na doo waroo mënoo nekk ci opposition loolu moom buñ campé foofu suñu débat bu fekkee ne professeur Mamour mii kat gis nañu vraiment xarañ na lool ci wàllu yoon lu tax mënoo dem ci nguur gi liggéey bu ñu la soxla loolu moom bu ñu ko jàppee transhumance mbaa réew mi kenn ku nekk dana dox. man de xam nga loolu moo ma ci choqué sax maanaam ñu ci bëri si ñoom tey may gis nii tey ñuy jógee ci opposition bi di ñëw ci nguur gi bi may yëngatu ci sunu parti boobu Pastef doon naa bokk ak ñoom ay réunion di dégg ni ñuy waxee di gis position yi ñuy défendre. ñi ci mel ne ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye fal nañ ko PCA Omar Sarr bi nekkoon parti Rewmi député moom itam fal nañ ko. Sada Ndiaye Bamba Ndiaye et cetera et cetera. kon mbetteel déception nga am ci ba nga dégg na dem nañ. waaw mbetteel parce que tamit bu ma toogee nii ñu doon liggéey ci bànqaasu opposition yi
ngeen di échangeante ngay xool yan principe la ñuy défendre mais da ngay dem ni ba laajte ni sax Sénégal mais yow est-ce que léegi nit mun na fee taxawati daal di bàkku fëgg dënnam ne la mankat man maa incarné lii man maa gëm lii man maa xam lii mankat man maa fi gën maa fi lii ma mais da nga naan finalement sax kan laa mën a am confiance. mais nag solo si mooy opposition bi kon ñoo war a soppi doxalin ci seen ànd ak ni ñu doxalee fekkee ne ñoom mën nañ leen a jàppee ne sax contre pouvoir war nañ ci mën a bokk tey jii mais fekkee ne dañuy doxal rek te seenu doxla daanaka jëmul kër léeg-léeg féewaloo bii kenn du jiite kenn bu boobaa it ku ko mën a rocceeku ndànk dem tamit nga xool foo jëm. loolu moom dëgg gu wér péng la dëgg gu wér péng la comme ni ñu amee déception maanaam ci nguur gi ni muy doxalee ci juróomi at yi quelque part tamit am nañu déception lool ci opposition bi de façon générale parce que maanaam bi ñuy dëgmalee li ñu naan élection législative yi ñëpp gis nañ ni élection législative bi système de vote bi ñu fa teg mooy lan majoritaire à un tour maanaam raw gàddu xam nga loolu booy dem ci élection bu mel noonu am na loo xam ni boo ko defee rek maanaam rey nga sa bopp maanaam dispersion bi nga xam ne ñëw nañ ko ba quelque part avant ñuy ñëw ci dispersion boobu dañoo boole woon def une grande coalition boo xam ni vraiment suscité woon na espoir du peuple bi mais ñu dem ba ci biir comme ñu affaire yi commencé di am ay fell nga jékki-jékki dégg ni kii mi ngi rocceeku kii ngay dem déposer fële caution man ni leen de toute façon def leen lu leen neex parce que mbir yi loo defit ëllëg maanaam di nga gis erreur yi nga def maanaam en matière politique boo defee erreur rek di nga ko fay à la budde moo tax daanaka dañoo yombal sax quelque part régime bi fi nga nekk en place tey ñu remporter et très majoritairement donc législative yi nga xam ni weesu na te tey moo ñu jural lii yëpp tey ñuy vivre ba nga xam ni buñ nee benn ñaar rek opposition bi disons boycott parce que benn député ñaari député yow lan nga mën a changer biir assemblée te tamit buñ nañ ko waxte dee nit ku am majorité dañ koy jëfandikoo dañ koy utiliser effectivement pour faire passer ces projets de loi. mooy njiitu réew mi ñi ngi ci yoon. coalition benn bokk ak seen député waaw du point de vue de la légalité ñi ngi ci yoon parce que dañoo am majorité et une majorité elle est faite effectivement pour gouverner. donc pour être utilisé saa yoo ko soxlaa effectivement nga daal di koy mettre en branle ba pare mu pour mën a am li nga bëgg. alors opposition bii nga gis daal professeur seen doxalin ak li leen daloon ci élection législative yi tiriwuñ ci benn leçon jàngatewuñ ci dara. man daal loolu laa gis que quelque part opposition bi dafa mel ni ñoom ñooy yombal sax mbir mi nguur gi dafa mel ni tamit ils sont toujours sur la défensive. maanaam dañuy xaar ba nguur gi yëkkati dara rek ñoom ñu jug pour réagir. maanaam du ñu anticiper. très bien ne du ñu anticiper dañuy jug naan la d'accord ma ci lii maa nga woo leen waxtaan ñu ne la ñëwuma te pour man amoon na benn attitude boo xam ni waroon na tey ñu jël ko surtout ba ñuy jugee donc ci élection législative parce que boobu man maa ngi doon xaar ñu woote ndaje bu rëy ñu def ci jàngat boo xam ni jàngat bu xóot la. ci élection législative yooyu nga xam ni raté nañ ko complètement daal di nag sukkandiku si daal di def ay proposition nguur gi daal di teg tamit li ñu naan rapport de force maanaam sur le terrain nan ngay jàmmaarloog nguur gi mais nag boo jëlee législative yi nga xam ne commencé woon nañ fi dindi benn notion naan ñu cohabitation maanaam dina am entre donc opposition beeg nguur gi fi nekk. te mbir it ak ni mu mujjee ba nga xam ne véritablement déception bu rëy daal moom moo ci jóge te bu dee tam jël nañ ci défaite boobu tam la plupart du temps mun nañ xool ni tam si seen ni ñu ko doxalee ñoom par exemple bu ñu jëlee kii kaawu Dakar bi nombre de voix yi nga xam ni ñoom Khalifa Sall amoon nañ ko buñ ko boole woon ak nombre de voix yi nga xam ni waa kër Abdoulaye Wade am nañ ko tey waxatuñu les 7 députés de Dakar ak peut-être que dans quelques au moins départements waxuñu ni donc bu ñu boole woon sax peut-être du ñu daanu mais peut-être ni ñuy daanoo peut-être du doy waale nii. en tout cas opposition bi ak doxalin bii moom yaakaaroon ne mën na yëngal benn yoon président Macky Sall présidentielle 2019.
te it quelque part tamit nañ ko wax te dee ñan ñoo nekk tey chef opposition bi waa parti démocratique sénégalais nga ciy trouver aussi ay tête yoo xam ni daanaka joxoon nañ leen nguur gi ñuy gérer pendant 12 ans tey ñooy ñëwaat fii naan la lii baaxul lii baaxul lii baaxul maanaam dañu defee ni tam quelque part que sénégalais yi fàtt nañ lépp on est amnésique quelque part et que pourquoi ñoom bañ leen joxee nguur gi pendant 12 ans yenn yu bëri tey yi nga xam ñu ngi koy ŋàññi lu tax ñoom defuñu ko woon waxuma tamit sax ni des têtes comme par exemple ay Madické Niang comme Omar Sarr comme Mamadou Diop Decroix quelque part il y a un problème véritablement de légitimité qui se pose pour man ñooñu mënuñu fédérer tey li ñu naan mécontentement populaire ba mën a permettre nit ñi ñu def benn dànk tey taxaw ne dañuy topp seen gannaaw nit ñi mënuñu leen a gëmati. waaw vrai pour tout dire daal dama ko mënul woon waxe noonu rek mais loolu la. d'accord xam naa ñaari minutes moo ñu dese professeur lu jëm ci contrat tamit wax nañu ko mais gis nga barki Dembo Ndiaye tamit ba tey ñun ñëpp di ko mitil lu jëm ci autoroute péage beeg doomu Sénégal artiste Papis bu groupe Gelongal moom itam ñàkk ci bakkanam ay doxi ñaxtu tey si gaaw bi sax gis nga am na ñu bëri ñoo xam ne taxaw nañ di dox vraiment di ñaawlu lu jëm ci vraiment doxalin bi anticipation ba tey tamit moo xam naa moo ñàkkat bay ba mbir xew daal xam naa ñu topp ci te kay dem na jafe-jafe wàlla ci réew bu Sénégal. wallaay doy na waar te parce que la fa xew véritablement lu tiis la te loolu tamit sax quelque part amul Sénégalais boo xam daanaka doo jël autoroute à péage boobu di fa romb di gis disons la fa xew sans waxuñu sax disons cher gi mu cher mais autoroute boo xam ni daanaka chaque ñaari fan yoo fa romb rek am na ay travaux yoo xam ni ña ngi ko fay def guddi gi moom bul fa jéem a romb parce que lëndëm gi donc jéggi na dayo et que donc il est grand temps effectivement que ñu andi ay changements et donc ñu jéem a améliorer effectivement tey ni ñuy gérer autoroute boobu. ba seetaat contrat yi dox li ñu seen diggante ak Eiffage. waaw mooy toujours comme ni ñu waxoon sànq rek ci contrat pétrole yi boo gaawantoo dem signer du n'importe quoi toujours disons yow lay njëkk a lakk mais nag. il n'est jamais trop tard effectivement pour essayer de rectifier le tir et que tey aujourd'hui suñu autorités yi mun nañ leen inviter ñu dem toog autour d'une table ak autorité Eiffage yi pour que quand même ñu xool ni véritablement li ñu signé woon am na ay temps effectivement ak Eiffage tey loolu pour man véritablement mënatul a continuer aéroport bi ma nga fa ay sphère ministérielle tey ma nga fa te mënuñoo continuer di fay maanaam li ñu doon fay tamit ci péage bi sans compter que aujourd'hui par exemple dafay lëndëm këris ñoom daal pour man de li ma constaté bu ma fa rombee ci guddi gi côté bi nga xam ne ñoom seen xaalis dina dugg côté boobu moom dinañ ko def ay lampe ba mu leer nañ mais bu weesoo côté yooyu moom dañ lay bàyyi yow yaa xam ak lëndëm bi. alors njàng mi tamit jafe-jafe amoon na ci mais daanaka saafara day ñu ngi ko ci njot. waaw loolu tamit ñi ngi naan alhamdulilah bien que effectivement toog nañ lu mat ñeenti weer yoo xam ni suñu doom yi jànguñu et que donc qualité enseignement bi fala budde dina ci répercuté wu parce que tamit loolu daal loo xam ni war nañ ko tamit di éviter liñ naan mieux vaut prévenir que guérir et que donc jéem a teg un système scolaire boo xam ni digne de ce nom performant moo gën chaque fois ñuy teg ay années yoo xam ni day sooxe bu demee ba mu des weer ñaari weer ñu ne nañ ko sauver daal di dëbb daaxee loolu moom vraiment jëmalewul suñu njàng mi ci kanam. d'accord jërëjëf professeur ñu bàyyi la nga tàggoog ñu doon déglu ci Rewmi FM 97.5 seen émission pencum réew mi. waaw di wax ne encore une fois sama mbégte di recevoir leen ci waxtaan bi di yaakaar ni waxtaan bi ñu seq tey dina amal intérêt donc peuple sénégalais di ñaanal jàmm ak salaam. jërëjëf mbokk yi ñu koy gërëm di ko sant bu baax mu nekkoon professeur Pape Mamour Sy di maître conférence enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di constitutionnaliste ñu gërëm ko sant ko mbokk itam gërëm leen sant leen wax ci déglu bi ngeen doon déglu Rewmi FM 97.5 waxtaan wi di pencum réew mën ngeen koo déglu talaata juróom benni waxtu
waxtu jàpp juróom-ñaari waxtu Dame Ndiaye mu nekkoon ci kàddu gërëm Ibrahima Ndoye ba mi fare woon ci wàllu technique bi jàmm ak jàmm. cabinet Interface di agence bu yëngu ci wàllu marketing ak communication moo leen doon may seen émission pencum réew mi.